la gërëm la ñuy dalal secrétaire général adjoint bu nguur gi di Alioune Badara Diop ñu seetaanandoo élément bi njiitu réew mi waxoon na ko mu mel ne itam jëfe nañ ko. waaw maa ngi lay nuyu bu baax. njiitu réew mi waxoon na ko déjà li ñu war a jàpp mooy xam ne. lii am nii du lu ñu toog tey def ko tey mbir la moo xam ne depuis 2012. bi excellence monsieur le président de la République yëg ci en 2014 lañ njëkk wax ne nañu xoolaat doxalinu administration jëm ci wàllu téléphone yi. ak yeneen i anam bi ñu xoolee wàllu téléphone bi jamono boobu facture bi boo ko xaymaa mu si diggante ñaar fukk jëm fanweeri milliards. ñu ne nañ ko saytu nañu xam kan moo yor lii ku yorul lii ligne fixe yi fan la ñu nekk ligne mobile yi fan la ñu nekk. Très bien. saytu boobu moo indi première mesure. ñu ne déjà ligne ouverte yi amoon. nañ ko escompté maanaam ku ci nekk dafa am montant boo xam ne moom lañ lay jagleel weer wu ne. def ko ci téléphone nga di ko jëriñoo pour booy liggéey. ligne fixe yi tamit ñu am montant bu ñu jël fixé ko ci muy escompte. deuxième bi mooy ñu signé benn protocole avec Sonatel boo xam ne mooy tax ñu mën def le suivi. ci à travers commission bi nga xam ne moo yor mbir moom. ñetteel bi. mooy ñu fexe ba administration seen biir. bu ñuy jokkalante amul fay. loolu 2014 la. bi ñu defee évaluation bi ba yëg si maintenant gis nañ ne facture bi wàññi ko na waaye wàññi ko ba mu wàññiku du noonu la ko kilifa réew bi bëgg. ñu ne donc na delluwaat xoolaat mesure bi évaluer contrat bi ñu amoon ak Sonatel ci loolu moo indi ñu ne désormais li ñu bëgg mooy fin septembre bii état du Sénégal du jot facture bu jóge Sonatel. mooy ligne yi nga xam ne yëpp ligne mobile la. nekk ci administration dañuy fexe à partir du 1er septembre ñu restreindre nga xam ne ñoom danañu jot appel mais duñu mën a woote. fin octobre au 1er octobre plutôt kenn dootu ci mën a woote à partir si ligne yooyu ñu jël nag léegi li nga xam ne moo ci nekkoon ci alal bu ñu si doon def non seulement ñu wàññi ko mais ñu wàññi ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ñi ko yellool ba tax léegi xaalis boobu lañ ci coppati ku ci ne ñu am lu ñu dolli mu nekk allocation forfaitaire weer wu ne ñu tegal la ko pour yow nga mën a wute téléphone. Très bien. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement yan service la mbir mi soxal. service administration yëpp la soxal parce que li ñu war a comprendre mooy du agent état yëpp ñoo am ligne téléphonique bu ñuy woote. dafa am kilifa yoo xam ne ñoom la ñu jagleel loolu. ngir que bu fekkee ne newuñu si seen bërëbu liggéeyukaay. bu ñu génnee li ñuy wax continuité administration ñu mën ko assurer. Très bien. mooy un ministre bu génnee nekkul bureau bu nee Dakar wala mu nekk Diourbel. mu mën di continuer di jokkoo ay services am bu mu war a def mën ko régler. donc loolu mooy objectif bi. terewul da ku nekk da nga am sa bureau li ñuy wax ligne fixe mooy jokkalante bi nga xam ne moom la ñu njëkk a am avant portable di am. te loolu mu ngi Très bien. tey jii. ministère des forces armées ak ministère de l'intérieur ñoom ñoo bokkul ci mesure bi parce que comprendre nga ne ñooñu liggéey bi ñuy liggéey am na lu mu tëdde ba tax na ñooñu dañ leen jagleel montant boo xam ne ñoom ñooy xool ci seen biir kër nan lañ koy organiser ñu jagleel ko ñi nga xam ne ñoo ko yelloo seen biir service. Très bien suivi bi sànq yaa ngi ko junj mais foog naa ne lu am solo la ñu def ci taxaw seetlu suivi bi naka ngeen ci gën a mën a liggéey fas yéene liggéeyee. actuellement déjà am nañu ñu wax comité de téléphonie. boo xam ne liggéey mooy saytu di xool. liggéey bi fu muy jaar. fu mu nar a sooxee ñu dab ko mais fexe ba lii président bi décidé ñu mën ko doxal ci doxalin boo xam ne anam yi mu ko bëggee. noonu lay dem. te yeggalu gu ñu parce que lii téléphone yi mobile la. suñu paree dañu bëgg a jublu si téléphone yi fixe bi. parce que téléphone yi fixe bi tamit gis nañ ne li ci état bi di fay par weer jéggi na li nga xam ne moom la war a nekk. jéggi na dayoo. donc war nañ ko defaraat organiser waat ko am na lu ñu ci liggéey. mais bu ko kilifa gi validé danañ ko génne teg ko pour que administration bi. du wàññi doole administration. mais fexe ba yàqanal li nga xam ne moom administration di liggéey. te du tere la ñuy xaar ci moom ci résultat bu mën ko am mais ñu fexe ba resserrer. moyens yi nga xam ne moom la ñu teg si loxoom. très bien kon su ma la déggee ngay wax peut-être kenn koo xam ne dangaa nar a def lu ëpp li ñu la wax amul possibilité. non aujourd'hui ku ci nekk li ñu la alloué. moom nga mën a jariñoo. amul possibilité jël leneen. amul mënul nekk. gannaaw loolu tamit téléphone fixe bi dafa nekk soo nekkee si bureau war nga mën a woote ci téléphone fixe. parce que ñun ñëpp dañuy jël habitude même da ngay toog si bureau téléphone fixe nga jël si téléphone pour ça di si woote
te gis nga ne téléphone fixe outil la moyen la boo xam ne moo gën a wóor parce que amul perte réseau te koo ci bëgg jot bu nekk bureau da nga ko mën a jot ci anam yi nga xam ne noonu la gën mais est-ce que téléphone fixe boobu aussi ci bureau yi rek lay yem ndax dañuy gis parfois da ngeen ko def de sorte que ci bureau ci entre ñoom rek lay mën a woote wala mën nga woote feneen. non téléphone fixe yi si bureau yi lay yem mais actuellement système bi ñu bëgg a def ci biir mooy képp kuy woote ci téléphone fixe te nga bokk ci administration bi ci sa ligne ñu identifié ko ci doo fay téléphone fixe buy woote ci ko beneen service administration amul pay donc loolu ay yombal la yoo xam ne dafa nekk ci biir voilà ñu wax itam ci mbir boobu ba tey sànq yaa ngi wax ne koppar yi am na fu ñu koy teg foofu itam je crois que c'est important ñu dellu siwaat ci ndax ab amaana am na ñu leen ko doon jox te yelloo luñ ko loolu yëpp da ngeen koo récupérer waat ndax koppar yooyu tey ji fan la mën a dem pour téléspectateur bi déjà ñëpp xam nañ ne Sénégal am na soxla yu rëy ci wàllu wér-gu-yaram am na soxla yu rëy ci wàllu éducation am na soxla yu rëy ci wàllu mbënd mi nga mooy gis fi am na soxla yu rëy ci wàllu tali mais xaalis bii war nañ ko dañ koy jël dugalaat ko ci secteur yoo xam ne mooy les secteurs prioritaires mooy fexe am liggéey fexe ba hôpitaux yi ñuy renforcer seen plateau yi pour que nit ñi di mën a faju si anam yoo xam ne moo gën a baax fexe ba nit ñi di dem di dikk su mu gën a baaxee mais également nit ñi di jàng pour question revendication yi posé yëpp xaalis bi war na mën a régler question yi nga xam ne ñoom dañ koy posé pour mën leen dimbali ñu mën a taxaw yi nga xam ne mooy askan bi. Très bien est-ce que itam xalaat ngeen yeneen mesure mu soxal ci yeneen parce que président de la république mu doon ngaañ yemuloon ci téléphone mi doon wax ci wàllu oto yi ak yu mel noonu ndax am na yeneen mesure itam yuy ñëw yu concerné amaana ñu doon jox loo xamante ne si mën nañ ko récupérer ñu ko doon jox ñu ko yelloolu. am na yeneen mesure yoo xam ne mu jëm ci wàllu oto yi wàllu entretien oto yi wàllu carburant oto yi loolu dana yëg si te loolu dafay ñëw fekk c'est déjà mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko ci wàllu logement xam nga tey jii wàllu logement administratif logement de fonction loolu dakkal nañ ko logement de fonction yi boo seetoo gouverneur rek préfet yi sous préfet yi ñoo ko am mais ci administration centrale ñu si bëri amatuñu logement de fonction lu ci am lu néew lay nekk te dafay jeex ñaareel ba mooy fexe nañu ba bâtiment yi nga xam ne moo nekkoon ci administration maanaam ministère yi luy woon ay bâtiment yëpp contrat yooyu dagg nañ ko tey jii état bi du fay loolu parce que fexe na ba defaraat building defaraat jëm njaajo ba service yooyu am fu ñu nekk foo xam ne si alalu état la ñuy liggéey mais dootuñu liggéey di fay location par weer te xaalis boobu yëpp ay dépenses la yoo xam ne mu ngi foon yoo xam ne daan gaañ bëgg-bëgg bi nga xam ne moom la président am pour mën a fajal askan wi xaalis boobu nag lañ koy récupérer dugalaat ci yeneen secteurs yoo xam ne ay secteurs prioritaires te du tere administration bi ñu fexe ba yokk dooleem yokk kantanam pour mën a gën a faj soxla askan bi kon daal jàpp ngeen ne bu leen jëlee dogal yooyu mu aju ci téléphone ak yeneen mesure mooy logement yeeg daamar yeeg yu mel noonu askan bi danañ ci gis seen bopp loolu moo tax a jóg mesure yi réforme bi ñuy def nii réforme la yoo xam ne du pour xeex administration du pour wàññi doole administration mais fexe ba li tubaab di wax defar ci loo xam ne lii nga tollool sa doole nga liggéey ko te da sa des nga mën ko jël jëriñoo ko benn askan bi. Très bien Alioune Badara Diop ma lay sant di la gërëm. merci beaucoup ngoog may fàttali ni yaay secrétaire général adjoint bu gouvernement bi moo nekkoon ganu xibaar diggu bëccëg gi ñu doon wax rek nag ci wàllum téléphone yi ak liggéeykatu nguur gi ak itam dogal bi ci président de la république jël jaarale ko ci ab décret ñu wéyal xibaar yi wax ci leneen mbokk yi muy kasop bu bees ba ne ca Sébikotane dina dalal lu toll ci ñeenti téeméeri doomu aadama ki xam le xibaar bi nag ki di dénk lu jëm ci wàllum tabax mi ca ministère bi ñu dénk wàllum yoon mu amaloon ab tukkim nemeeku ca bërëb ba mu fàttali rek ne tijjite gi ñu ngi koy xaar fii ak ñaari weer gën ngaa bari Amadou Abdoulaye Diop la ñuy teewlu kaddu yi mi ngi ko dénk Ousseynou Thiam mu ànd ceeg Ahmadou Bamba Samb. si prison bu Sébikotane prison boo nga xam ne si jargon administration pénitentiaire mi ngi tudd quartier spécial wala quartier à haute sécurité prison bi visité nañ ko def nañu chambre yi nekk si rez-de-chaussée bi yëpp yéeg nañu si kaw gis nañu que néeg yi dañu leen peinture ba pare gis nañu tey tamit que néeg yi dañ leen a carrelé gis nañu ni néeg yi ñu ngi ak seeni bunt te prison bi tamit li ñu si wax mooy lan c'est que day respecter les standards nationaux li nga xamante ni loolu ñuy def si àdduna bi tey en matière de prison et bien c'est loolu la ñu sukkandiku pour tabax prison bi waxtaan nañ ak entreprise bi ñu waxtaanee ak ñoom ñu ne ñu dans 2 mois incha allah rabbi prison bi dina pare suñ ko tabaxee mu pare
le reste maintenant à la disposition de l'administration pénitentiaire mais ñooñu ñoo indi fi seen i nit 400 personnes la ñu soral pour prison bi bu soobee yàlla. aywa Cheikh Anta Diop ñu sant la gërëm la wax ci leneen muy